jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimila ci xibaaru tisbaar gi li ci gën a fës dañu am yéene from fàcce ko atteem imam Alioune Badara Ndao ak ñoom daa xam nañ ko ba niki fukki fan ak ñeent ci weeru mars muy way attekat bi kon mooy jël dogal boobule waaye bu ñu sukkandikoo ci imam Ndao ak ñi mu àndal lañ leen di toppee bokk na ci wàllu terrorisme ak yeneen yu ni mel ci biir xibaar yi daañu ci dellu soit ci jamono joojule Khalifa Sall moom ma ngay mooy ci ministre d'état Mbaye Ndiaye kaddu yi mu yëkkati woon fële ci Yoff daal di wax na ne Khalifa Sall li ñu koy toppee politique la bu nangu woon a ànd ak Macky Sall bon mbir yi du àgg fii kaddu yooyee ci la avocat Khalifa Sall yi fas yéene sukkandiku ngir xamal juge Malick la moon ne ko caisse d'avance bi ñuy toppee seen client du ay caisse d'avance waaye fonds politique la ci biir xibaar tam da ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi njum ndaw ya fa nekk ña ngay déclaré Youssou Ndour persona non grata ci seen gox boobule kilifa yi nekk ca diwaan ba ñoo ko fa bëgg indi ngir mu amal fa ay xumbeel waaye ñoom nee nañu taluñu ko balaa nga ne naam da nga fay nekk taluñu ay xumbeel te fekk na seen biir feesul te ci biir xibaatam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal ba mbokk yi li mooy li gën a fes ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dëgloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. ci xibaar yi atteem imam Alioune Badara Ndao ak ñoom dàqaat nañ ko ba niki fukki fan ak ñeent ci weeru mars wi ñu dëgmal way attekat bi kon mooy jël dogal bu ni mel waaye bu ñu sukkandikoo ci imam Ndao ak ñamu àndal lañ leen di toppee bokk na ci wàllu terrorisme ak yeneen yu ni mel kon niki tey ji daal ci lañ leen waroon a atte waaye daal finalement dañu ko mujjee dàq ba niki fukki fan ak ñeent ci weeru mars wi di ñëw. ci jamono joojule Khalifa Sall moom ak moom ma ngay mooy ci ministre d'état Mbaye Ndiaye kaddu yi mu yëkkati woon fële ca Yoff di daal di wax ne ni li ñuy toppee Khalifa Sall du lenn lu dul politique tey ji bu nangu woon ànd ak njiitu réew Macky Sall bon mbir yi du àgg fii kaddu yooyee ci la avocat Khalifa Sall yi fas yéene sukkandiku ngir wan jugement la mu ne ko seen client bi la ñu koy toppee du ay caisse d'avance waaye ay fonds politique la dañuy dellu si waat ci audience boobee ak ki nga xam ne ni moom moo di Issa Tine. avocat yi layal Khalifa Sall ngir ñu gën a leeralaate li ñuy wax ne ay fonds politique am na ca mairie bu Dakar ñu daal di projeté ci salle d'audience bi ñaari vidéo bu njëkk bi ki fi nekkoon jëwriñ ji ñu dénk kaaraange biir réew mi di Mbaye Ndiaye nekk itam conseiller ca mairie bu Dakar ni ki atum 2009 ba léegi moom mooy àddu ci vidéo boobule muy xamle ne maire bu Dakar su amee ay jafe-jafe dara waralu ko lu dut. Le vrai problème du maire de Dakar c'est la crise interne au niveau du parti socialiste qui se répercute au niveau de la gestion des affaires publiques. beneen vidéo bi ñu gis ci Pape Diop nekkoon fi maire bu Dakar moom nag muy xamle ne. Khalifa Sall n'a pas créé une caisse d'avance à la mairie de Dakar. Encore moins Pape Diop, maire de Dakar. Nous l'avons trouvé en place et ces fonds étaient destinés à soutenir les populations de notre capitale. këru tasukaayu xibaar gii di Le Soleil moom itam ñu daal di koy indi ci débat bi biñ ko laajee ci xët wi ñu bindoon ci altine gi ñu génn doon ci wax ne fonds politique amul ca mairie bu Dakar ñu daal di sukkandiku ci décret 2003 657 bu 14 août 2003 Khalifa Sall mer ba futu la ci àndal mu wax ne xamoo woon ne sax Soleil bokk na ci biléb liggéey waaye nag loolu yëpp xel mën na kaa nangu ndaxte dañoo am njiit lu bees maire bu Dakar di xamle ne li yëpp dañ ko def ngir sëlëm askan wi noonu sax ci la ñu tëjee laaj yi ñuy amal jëmale ko ci ñi ñuy tuumaal ak ñi ñëwoon aljuma bi weesu di indi ay seede Malick Lamotte daal di xamle ne tëj nañu débat bi waaye maître Cheikh Khoureyssi Ba ak Ousseynou Fall di ay avocat yu layal Khalifa Sall ñoom nag dañoo bëgg na laaj agent judiciaire de l'État Antoine Félix Diome lan moo waral mu daal di teewal nguur gi ci procès bi mu leeral askan wi itam naka la yore caisse d'avance bi nga xam ne moom lañ ko dénk moom Antoine Félix Diome waaye itam lan moo waral mu daal di ñëw ci procès bi nekk ci partie civile mbir moomu la sax ñu fas yéene koo waxtaanewaat ci fan yi ñu dëgmal. jaajëf Issa Tine ñu ngi lay sant di la gërëm audit muy saytu kayit gi muy saytu gi nga xam ne njiitu réew Macky Sall santaane woon na ko mu soxal kayitu wataakoon yi buñ sukkandikoo ci ñeenti tubaab yi ñu fi jëlee woon ko la fële ci bitim réew indi leen fii ci biir réew mi ñoom daal nee nañu gis ñu si benn gàkk-gàkk donte la sax am na ay gàkk-gàkk yu ndaw yu ñu ci jotee gis waaye loolu yi mënta tax ñu ne fichier bi fiabulul fichier bi daal wóor na te mëntañ cee dem ci ay élection waaye nag buñ sukkandikoo ci Babacar Fall di ko xam ne ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu élection
élection yi même bu fekkee fichier bi moom bu dee ne baax na li nga xam ne nii mooy li ci xaw a ñuul mooy ba fii ñii di askan wi mënaguñoo jot ci seen i carte électeur Babacar Fall ñu teewlu ko ci téléphone soxna Khady Sylla. xam nga mbiru fichier électoral dugguleet ñu koy audité avant élection 2000 bi indiwoon première alternance audité nañ ko bi ñu defee refonte totale bi diggante 2006 2007 avant ñuy dem ci élection audité nañ ko 2009 audité nañu 2012 audité nañu mais boo seetee audit yëpp li ñuy wax daanaka benn la mooy fichier bi c'est fiable mooy wax la bonne tenue du fichier que mën nañu dem ci élection malgré que njort yi ciy am ak yooyu donc fichier bi amul problème parce que boo seetee ci wàllu technique maanaam procédure de contrôle yi loolu vraiment donc lu baax la et que jàpp nañ ne marge d'erreur bi ñuy wax ne par exemple mi ngi ci ay 1,2 wala 1,9% loolu lu nit mën a nangu lu jaadu la ci audit maanaam lépp mënul baax à 100%. maintenant dama jàpp ne problème bi maanaam feneen la nekk parce que tey ordinateur yow li nga xam ne moom nga ko laaj rek moom la lay génneel boo ko ne par exemple kay génneel ma carte sàngam mu génneel la ko donc tey li nga xam ne moom mooy am mooy responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer processus électoral bi loolu la ñu war a seet maanaam naka la ñu war a mën a def ba di programmer carte yi ak di ci wàllu distribution des cartes aussi ñu fexe ba nit ñi di mën a jot seen carte parce que boo seetee ba seet di nga gis ñaari nit yoo xam ne dañuy ñëw bindoo ci benn bis ci benn centre kii jot cartam ñaari weer après kii toog par exemple juróom-benni weer di door a jot cartam wala juróom-ñaari weer loolu xam nga ne donc problème la jaaduwul wala nga gis tey nit ñoo xam ne bindoon nañu ci jamono bi ñuy bindu te tey ba tey jii suñu joonu yàlla tey jotaguñu seen carte xamuñu fu seen carte nekk yooyu itam ay problème la donc bu jéggi ak ñu bëri dañuy jàpp ne mbir mi dafa am leneen lu ci laxasu parce que mënuñu comprendre sénégalais yi bindu tey lu war a mat ay junni nit peut-être lu xëy na toll ci million wala lu ko ëpp toog nii ay weer après mënuñu fexe ba jot seen carte wala xamuñ sax carte fu mu nekk loolu yaakaar naa ne loolu la ñu war a toog régler ko parce que buñ ko réglé wul yaakaar naa ne dina indi ay problème ci élection yi nga xam moom la ñu dëgbal loolu yaakaar naa ne buñ ko réglé problème du am comme fichier bi gis nañ ne vraiment fiable na amul problème donc léegi nañu taxaw ci mbiru carte yi ni ñuy jot seen carte loolu mooy problème bi buñ ko defee kake jàmm dina ne ñooy quoi. njum fa la ñu jëm ndaw ya fa ne ña ngay déclaré Youssou Ndour persona non grata ci seen gox boobule kilifa yi nekk ci diwaan ba ñoo ko fa bëgg indi ngir mu amal fa ay xumber waaye ñoom taluñu ko balaa ngaa feetu day fekk sa biir fees askan wala lekkatuñu naanatuñu tey ji ñu naan dañ leen di indi ay xumber loolu yi bëgguñu ko moo di say sàll ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Abou Kane. lu maa ngi si dëkk bi bëri ba mënuñu ko régler te depuis boobu ba léegi heure bu ñu ñëwee fekk ko fi bu ñu demee bàyyi ko fi boobu léegi dara réglé wu fi la première des choses mooy dëkk bi dafa lëndëm ñoom balaa ñuy régler lampe wala balaa ñuy taal koto am lu fi xew wala am ñuy ñëw si dëkk bi loolu du yoon te ñooñu bu ñu demee léppay fayaat ñu ngi samp ay lampe di yokk ay fil di takk fu nekk ay poto te benn poto du si tàkk loolu yëpp manqué na si dëkk bi li ci tegu mooy dëkk bi dafa salté mbalit bi amuñu fu ñu ko sotti oto mbalit bi bu génnee benn yoon lay génn si semaine bi borom kër yi suul nañu si seen kër yi ba mënatuñu suul fu mu nekk nii dañu koy jëlee di yóbbu ay côté stade di suul boo demee buntu stade ba muy fees dell ak mbalit parce que foofu lañ am fu ñu ko def marché bi boo fa duggee toilettes yi c'est impraticable mënuñu ko jëriñoo parce que ces toilettes yi baaxul mairie bi toppatoo wu ko su wetu toilettes yi foofu la ñuy tuur mbalit yi marché bi foofu dugg ci biir marché bi di nga fekk foofu mbalit insécurité bi ak mbalit bi ñu jógee foofu noonu mooy dëkk bi jeunes yu fi nekk liggéeyuñu parce que jeune bu fi liggéey dafa fekk sa papa bokk ci mairie bi ñoom la ñuy jël yóbbu leen embauché leen di leen liggéeyloo chauffeurs yi ñu ngi ñaxtu chaque jour si ñaxtu la ñu bokk parce que santé yu fi nekk amul doomu dëkk bi bu fi liggéey te loolu du yoon dañu koy ñaxtu fii aussi ñu ngi wax waxu bourse familiale yi bourse familiale yi kenn du ko bénéficier lu dul ñu bokk si ñoom ñu nekk si ñoom la ñuy jël di leen jox bourse familiale yi te am na famille yoo xam ne ñu ngi fii nii sonn mënuñu si jëriñoo tool yi ren bayuñu defuñu dara li waral loolu mooy gars yi dañoo sonn ñi waroon bay dañoo sonn kenn demul campagne dara amul ci dëkk bi grand pour wax la dëkk bi dafa wow nous avons un régime incompétent ñu fi nekk liggéeyuñu pour dëkk bi mais seen poste la ñuy liggéeyee loolu nag moo tax ñuy ñaxtu di jooy ñëpp di ñëw taxawandoo fii xeex loolu ngir mu jot ci temps bi ngir yàlla lu ñu mënul nañu taalal lumière dëkk bi defaral ñu dëkk bi mu set ñu jël mbalit yi jëlee ko fii dëkk bi set wecc daara Matlabul Fawzeyni ci Touba takk nañu fa seen jàmmaloo ak bépp doomu aadama bu yëkkati ay kàddu yu tegnu di ko teg ci kaw seen kilifa yi la rawatina si taarix yi am ndaje mu yaatu nag moom la ñu amal di artu groupe doomu aadama yooyu di def lu ni mel dañuy dem ca Touba Mbacke fekk fu Mourou Mokhtar Sarr. responsable daayira Matlabul Fawzeyni bu Touba yëkkati seen kàddu di ñaaw lu ñiy jóg di ŋaññi saa su ne tarixa yi ak mag ñu baax ñi nga xam ne bi fi dara nekkul ñoom la woon nee nañu kat dañoo bëgg li ni mel dakk ci nu mu gën a gaawee.
ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dugg fii ci biir dëkk bi doon ay arabisants yoo xam ne kenn xamu leen woon fekk ñoo xam ne nii dañoo fekkoon l'islam ji nekk fi 5%. ñuy liggéey di liggéey ba l'islam dem ba nekk Sénégal 95% wala 99%. yow nga ñëw jàngi sa xam-xam ñëw di critiquer ñooñu loolu dafa war a jeex te Touba gi nag loolu moom ñun il faut que parce que gis nañ fi ay daara yoo xam ne ñu ngi commencé loolu di jàngal xale yi ay jàng yoo xam ne ay jàng weddi rek lañ leen di jàngal weddi rek. ñoom waa Matlabul Fawzayni dolli nañ ci it ñaawlu ñi nga xam ne ñoom waa daayira Matlabul Fawzayni bu Touba dolli nañ ci ñaawlu ñiy yëkkati kàddu yi ñaga saasu ne di ko teg ci deru daara. jàngale nu mu méttee daara ni mu méttee jàngale alxuraan nu mu méttee nga nekk ci di xëy ci suba ak ngoon ñu wëlbatiku di la critiquer wala di la wax naan daara ji xale yi sanguwuñu wala xale yi defuñu nii te xale yi nga xam ne ñoom lañ leen di jox amu ci kenn koo xam ne dañuy yëkkati ñaari téeméer di la ko jox wala junni ñu la koy jox la lu tolloog téeméeri xale mais dañuy obligé nga ne leen génn leen ngeen dem yalwaani ji bu fekkoon ne tey jii li war am na daara ju nekk ñu utal la budget jox la loo xam ne moom ngay dundale say doom say dongo doo génn di bàyyi xale yi ñu dem di yalwaani ji mais tamit li nga xam ne moom la maire yi Matlabul Fawzayni yi def baax na ndax gis nañ ne léegi maire yi kenn ku ci nekk da ngaa jël benn dongo ndeyoo ko maanaam nga doon ndeyu daaraam di ko jox ndékki añ reer loolu it wàññi na yalwaan bi bu baax. si ci fàttali nag seen kàddu yi ñu ngi ko yëkkati ci jamono yi ñuy amal wàccaayu màggalu benn fanu safar di bés boo xam ne sax ñu ngi ko dara jaalalee nitu daara di Cheikh Mansour Diouf. Cheikh Mansour Diouf ci màggalu benn fanu rajab ngir liggéeyam ci setug dëkk bi ak daara yi. bu muy dox guddi ak bëccëg lépp lu muy dox ci yoonu Serigne Touba bi la koy dox guddi ak bëccëg. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ca Gossas fa la ñu jëm militant ak responsable APR ya fa nekkee te fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar jóg nañu ko doon benn dank fas yéene jàmmal ak doomu aadama yi nga xam ne nii ñoo nekkee fële ca Gossas di yëkkati ay kàddu yu tegganul di ko teg ci dodd yi ki nga xam ne nii moom moo di Mouhamed Boun Abdallah Dionne Ousmane Wade moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mamadou Makhtar Sarr. taayu tey bi dañ ko woote woon donc responsable coalition Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci département de Gossas tous les maires pratiquement boo xoolee 6 maires yëpp 5 yi ils sont présents ak tous les responsables ak les coordonnateurs donc fan yi dañu dégg ay coow ci réew mi ci journaux yi ñoo xamee ni donc tey mën nañu wax ni duñ dara ci département de Gossas taxaw di attaquer le premier ministre tey dañu woote réunion pour fëddali pour wane ni département de Gossas ni ñu nekk woon ci derrière le premier ministre Ahmed Dionne tey lañ ci gën a nekkee tey jii daal ay ñoo xamee ne ay opposants lañ ay ñoo xamee ne ay xale lañ nekk ci Facebook bi nekk ci réseaux sociaux yi di attaquer le premier ministre ci journaux yi loolu tey nee nañ dootuñu ko nangooti parce que ñun à Gossas dañu am premier ministre daf ñu jàpp lañ am bilan donc aujourd'hui ñun duñu wax ay émergence parce que donc le bilan est parlant. li ñuy wax dara du ci dëgg ndax premier ministre ku nekk xam na ne li mu def Gossas ñëpp boo ñëwee nga teg ci sa bët. man mii di wax ak yow ci beneen parti laa nekk nit nag da nga koy mën a nangu bëgg ko ne mën na lii mais ak sikk soo ko mënti waxal premier ministre kenn gënu ko bëgg département bi ñi fi nekkalit jar nañ ko problème bi yëpp mooy dafa am ñenn ñoo xam ne lii neexu leen. ñooñu nag ils sont de mauvaise foi. muy wax joo xam ne kenn xamul fu mu jógee parce que tey Gossas ñi fi daje ñëpp. tous les maires sont là tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fi toog donc daje fi tey pour wane ni ñi ngi gën a dëgëral suñu engagement derrière Mouhamed Boun Abdallah Dionne le premier ministre du Sénégal. waruñu mën a accepter Gossas ñu ni am na lu fiy jógee te kiital loolu amul ça n'existe pas. jiital réew mi Macky Sall dafa bëgg a sukkandiku ci doole ji mu amee ci pencum ndawi réew ma ngir soppi code muy sart yi nga xam moo tënk élection yile FPDR du kuréel gi ëmb parti politique yi féete ci ko jigi ñoo ko xamle bu dee nag ñoom nee nañu loolu duñ ko seetaan mu jàll parti politique yi ànd ak nguur gi ñoom nee nañu code bi la ñuy xaar mu agsi ci pencum ndawi réew mi ba ñu jàllale ko Abdou Khoudoss Diallo moom i kanti reportage. ñii bootu ci kuréel bu ñuy duppee FPDR Front Patriotique pour la Défense de la République ñoom ñoo daal di génne ab communiqué ngir xamal ni njiitum réew bu Sénégal ci assemblée nationale la bëgg a jaar ngir modifier code électoral bi le ñoom ñii di xamle ni. waaw comme lajj na ci waxtaan wi yoon woowu rek la mën a jaar ma ni du gulet itam ndax ñaare ñi am majorité
dañ koy utiliser pour mën a jàllale yoon yi nga xam ne ni moom lañ bëgg mu jàllale. waaye xalaatu boobu li ñuy jagleel njiitum réew bu Sénégal mu mel ni ba léegi ñëwagul foofu la ca pencum ndaw réew ma. projet de loi dafa am fu mu war a jaar d'abord dina jaar ci président assemblée nationale ñëw ci bureau assemblée nationale door a ñëw ci conférence des présidents ñoom ñu waxtaane ko choisir date mais pour le moment à notre niveau. laata loolu di am sax ñiy fare ci ku jegi ne nañu duñu xaar benn yoon bu ñu yóbbu ko ca assemblée ngir daal di wàcc ci mbedd mi. du kenn askan wi la mbooloo mi la nañ booloo fàtte suñuy jëmm ba xeex ba carte d'identité yi génn nit ñi jot ci ba processus électoral bi ñu sécuriser ko jàmmaarloog ñii ndax ñii newuñ ci yoonu waxtaan dañoo bëgg a wuruj dañ bëgg a jaay doole boo ko xamee nag te bëgg a sàcc élection da ngay teel a waajal sa bopp du ci ay communiqué nga koy régler niñ ko defee keroog le 9 wàcc ci terrain bi jàmmaarloog ñoom. noonee sax député yi bokk ci majorité parlementaire yi nee nañu njiitum réew bu Sénégal yoon may na ko mu jaarale ko ci assemblée nationale ba. waxtaan boo gis mu jëm ci processus électoral fi muy mujjee mooy ñu modifier code électoral fu mu ne nii président dana xaar rapport bi ci commission bi nga xamante ne ñoom la dënkoon liggéey boobu donc ñu ngi koy xaar. bu fekkee ne indi nañu benn projet de loi boo xamante ne def na ci li nga xamante ne aaju na pour ñu modifier code électoral bi pour jëm ci ay élections dañu koy def parce que tollooguñu foo xamante ne nii tey li nga xamante ne réew UEMOA yëpp nangu nañu ko n'est-ce pas muy kenn dootul am na benn période boo xamante ne bu ñu fa tolloo bu élection yi desee 6 mois kenn amatul droit laal li nga xamante ne nii moom mooy code électoral. waaye laata loolu ñuy xaarandi ci ab yan tënk yu jóge ci waxtaan boobu la nguur gi doon amal ak kujje gi nga xamante ne sax ñu sa gën a fës fekkewuñ ko woon waaye ñëpp li ñu bëgg mooy ñu amal ab élection bu leer ci jongante yi ñu dëgmal. Ndiéyène Sirakh fa la ñuy jëm ngir ñëpp a xamul ab gox la boo xam ne nii ma nga nekkee ci commune Thiénaba nekk ci diwaanu Thiès dara amu fa yóbbu askanu fippu ay jóg taxaw ne dañuy fajal mbir yi seen bopp ab jotaay wu yaatu lañu woote woon mu dajal woon daanaka mboolem askan wu dëkkee ca gox boobule dañuy dem ca Ndiéyène Sirakh fekk fa Ibrahima Ndiaye. bu fekkee am na benn commune bu amul dara nekkul bu dul commune bu Ndiéyène Sirakh nekk ci arrondissement bu Thiénaba Ibrahima Sène dikkaat na ci tolof yi nga xamante ni seen commune boobee ñu ngi koy faral di am. commune bi demul parce que li ñu manqué dafa bari tali amu fi lycée amu fi ndox mi ça pose problème courant amul ci dëkk yi donc jafe-jafe yu bare lycée amu fi également et loolu mënuñu ko nangu parce que commune bi toll ni Ndiéyène Sirakh gën a rëy ci arrondissement Thiénaba Ngoundiane Touba Toul vraiment toutes ces communes là maintenant disposent de ces infrastructures alors que cette commune ne peut pas avancer c'est inadmissible 37 villages 37 villages ak ay hameaux te en termes de population population moo gën a ngand ci arrondissement Thiénaba donc il est inadmissible que jusqu'à présent on n'ait pas de lycée courant bi également pratiquement à part dëkk yu ndaw yu xaw a mag yi ñoo am courant te courant bu ñëwee bon comme Ndiéyène Sirakh ay Ndouf Ndingler mooy dëkk yi nekk ci tali bi mais pratiquement boo xoolee en profondeur les autres villages amuñu courant li ci des également mooy lycée bi donc lycée amul xale yi bu ñu amee seen brevet pratiquement duñu am fu ñu dem donc ñu bëri dañuy perdre seen jàng ci niveau 3e donc vraiment loolu aussi il faut que président de la République son excellence monsieur Macky Sall jàppale ñu xam ne ndaje bi ndaje politique. ngir jàkkaarloog jafe-jafe yu tar yi nga xamante ni ña fa dëkkee foofu ca commune bu Ndiéyène Sirakh ñu ngi koy dund fas yéene nañu jóg taxaw tem ngir lijjanti seen mbir moomee. donc ay jafe-jafe yi la nga xam ne nii tey ndaje tey bi dañu bëgg rek justement képp ku juddoo fi yaroo fi co-originaire yi ci commune bi ñëwaat. ñu xool càmbar commune bi xool ba xam naka lañ mën a jëlee en charge son développement parce que quand même les gens souffrent non saafara bi amaguñu ko mais ñu ngi koy wut parce que ça comme ni ma leen ko waxee tey bu ñu fi génnee ci rencontre bi dinañ oo ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk commune bi ñu waxtaan parce que nag naxante bi dafa war a jeex di promettre nit ñi la nga xam ne du mas a am tali bi dañu waxoon ne fii ak 3 ans dinañ ko goudronné tey pratiquement ñu ci 4e année bi kenn goudronné wu donc loolu lépp ay jafe-jafe yi la nga xam ne ni il faut que ñu taxaw ci pour mu sotti donc prochaine rencontre bi incha allah bu ñu waree gisante waat dinañ toog def lu mel ni jaaru ndaje bu mag a mag ba nga xam ne dinañ oo intellectuel yëpp même ñu nekk Europe dina ñëw ñu waxtaan xool ba xam naka la ñu mën def ba saafara jafe-jafe dëkk bi. mu nekk ab benn mbooloo boo xamante ni ñii di yeewoo ci Ndiéyène Sirakh jóg nañu taxaw tem rek ngir talal loxo ñi nga xamante ni mooy doomu dëkk ba nekk ci biti réew ngir rek ñu booloo xeex jafe-jafe yi nga xamante ni tey jii seen commune mu ngi koy dund Ndiéyène Sirakh Walfadjri Radio TV
Ibrahima Ndiaye Mourad Sarr. Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm ñeneen nag ñoo xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe ñoom ñu askan woo dëkkee fële ca Loumine di benn gox bu nekkee fële ca diwaanu Mbirkilaan ndax du ndox du courant du kaaraange dañoo profité nag ci ab ndajem diine bu ñu fa doon amal daal di sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen dañuy dem ca Loumine fekk fa Alassane Ba. ca ziara annuelle bu Loumène bokk ci commune bu Dionik département bu Birkilane la askan ya fa dëkkee waneek seeni mer ne muñ leen ba seen boolu muñukaay fees ci ñàkk courant bi ñu dëkkee ak ñàkk kaaraange bi wéy di leen lëmbee bés bi yàlla sàkk. courant bi depuis ba Loumène de Loumène ba léegi amuñu courant bi jëlee nañ ko Ndiayène ba gën a ba ci forage bi ak dëkk bi 300 mètres la def nañ luñ nekk pour courant bi dugg ci biir dëkk bi tën nañu ficc loolu daal bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo ñu gën a sonnal kaaraange amul benn kaaraange xanaa ñun di waa dëkk bi rek ñoo takku def benn groupe ñu def sécurité dëkk bi waaye dëkk bi amul benn sécurité ndax guddi gi day lëndëm trop sàcc yi dañ ciy ñëw di sàcc fas nit ñi di sàcc juru nit ñi te mënoo ci dara ndax dafa lëndëm mën nga génn sax attaqué ñu gaañ la te du mujj fenn. leneen li nga xamante ni tax na ñu gis seen bopp mooy seen poste de santé bi nga xamante ni màgget lool ñàkk ay jumtuwaay ak ñàkk yoon wu jëm ci seen dëkk boobu nga xamante ni lu ëpp ñaari junni nit ñu ngi fay xeewoo. case de santé bi amul benn garab dara nekk fu lu dul paracétamol kese moo fi nekk soxla nañ poste de santé boo xam ne nii dëkk bi ku fi feebar ñu mën a faju fii képp ku fi matoo dañ lay teg ci saret te ci ay pax ay kamb ngay jaar ba yegg si fa jigéen ñu bëri dañu matu ci àll bi ñii de loru ci àll bi te li ko waral mooy ñàkk poste de santé dugg lu mel yombul ndax amuñ benn yoon fii ay yoonu suuf moo fi am amuñu benn yoonu suuf yi méttee moo fi am na lu mat 15 dëkk yoo xam ne ni ñu ngi bootu ci Loumène te dëkk bu nekk war naa am 1000 personnes yëpp ñu ngi ci biir Loumène te amuñu benn yoon boo xam ne fi lañ mën a jaaree pour ñëw ci dëkk bi. ñàkk leen jox cër ak wàññi li ñu fay bëgg a indi ñu jiite mairie ba di amal saa su ne bokk na ci lu métti waa Loumène. autorité ñu ngi fiy ñëw chaque année dañ ñëw mais wax nañ leen ko ba seen nopp booy mais dara mosu cee faj. ñu ngi koy demander une justice sociale que ñu traiter les populations de la commune de Ndoye en même pied d'égalité ñu bàyyi daf lii ñii defal ñii lii ku la àndal yow nga defal ko lii dans 5 ans ñu ngi fi seen mandat jeex chaque année ñu voté budget def am benn réalisation bu ñu ci def loolu ñu ngi koy dénoncer haut et fort. tawan nañ ko fu nekk mais loolu daal tën nañu fecc. ziara Loumène ca biir Ndoukoumane ren ji la ñu toll ci fanweer ak juróomeelu édition bi tax taalibe yi jóge fu nekk ci réew mi fekkee si ko waaye tamit ñu amoon ci ay ganu kilifa yu màgg yu jóge ci Léona Niassène ci njiitalu Mohamed Niass doon taaw xalifa bi fi dëddu Alaaji Ibrahima Niass. Loumène Alhassane Ba Walfadjri. jaajëf Alassane Ba ñu ngi la sant di la gërëm wax ba tey ci wàllu diine tey jii la àllarbay cendre maanaam daal àllarbay doomu tal muy nag bés bu njëkk ci kooru sunu mbokki catholique yi muy nag ñeen fukki fan yoo xam dañ cee fas yéene dudd lekk ak naan ngir matale kon lii di santaane borom bi lu jëm nag ci koor gi ak solo si nga xam ne ni am na ko abbé Maxence Sagna nekk ca paroisse Notre-Dame bu Pikine am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. carême mooy voilà temps boo xamante ne jàngu bi dafa ñu koy jox pour ñu mën a way soppeeku ñu mën a topp yoonu yàlla te carême bi commencé na ci tey jile mercredi des cendres geste boo xamante ne dafay wone ne pare nañu pour voilà topp yàlla ci yoonam bii le kooku kay bon ku jël cendre te parewul pour changer kooku kay amul benn solo amul benn importance ku jël cendre mooy koo xamante ne dafa pare dafa jël décision ne man dinaa changer dinaa bàyyi baakaar topp yoonu yàlla cendre kay du yëfu luxus loolu kay moom cendre benn geste la bu ndaw rek pour manifester sa décision changer convertissé wu lépp loo xamante ne yàlla def na ko yàlla sax na ko pour ñëpp la kon kenn amul droit ne voilà man damay jël lii pour man ko voilà lépp loo gis yàlla dénk na ko ñëpp te yàlla loolu lay xaar ci ñun mais bu ñu la dénkee dara yow nga jël ko voilà def sa yëfu bopp xam naa loolu yoru ko. kon mbokk yi ci foofu lee ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Khady Sylla. fële ci Nigéria accident bu metti lañ fa nemmeeku lu toll ci 21 lycéen ñàkk ci seen bakkan ginnaaw bu ñu jógee ci seen école doon dem ci diiwaan bii di Kano ci la seen oto daal di mbëkkanteeg benn camion bi nga xam ne dafa yeboon ay marchandises yu bari fu mu toll nii sax limba njott nañ ne mën naa yokk fii ak ay bés ndaxte ñu bari ci ñoom gaañu yu ñu am daal di na jéggi dayo
Afrique du Sud tey ci mercredi bi la Jacob Zuma war a àddu ba xam day bañal waa ANC lii ñu bëgg maanaam mu daal di jóge ci bopp nguur ba ginnaaw bañ ko tuumaalee ni ay ati at dëpp ba mu nekkee ci bopp réew moomu ay guerre rek la fa nekkee ak gestion boo xamante ne nee nañu dara jaaru ci yoon ginnaaw weeru décembre nga xam ne moom lañu tabb ci bopp parti boobu Cyril Ramaphosa nga xam ne moom moo nekk vice président moom mi jamono ji njot nañ ni bu ñu demee ci élection présidentielle moom mooy nekk candidat wu ANC bokk na ci ñi nga xam ni ñoo gën a poussé kii di Jacob Zuma à la démission fu mu toll ni sa secrétaire général u parti boobu di Assé Magachou nee na am na njot ni tey Jacob Zuma mën naa joxe démission naam su fekkee ni sax jox na benn condition maanaam nañ ko bàyyi ndikum fii ak ñett wala juróom benn weer ngir mu daal di préparé wu waaye dafa mel ni parti bi di ANC d'accord ñu benn yoon ci bëgg boobu. beneen scandale de corruption mi ngi amee fële ci Israël ginnaaw fukki at ak benn ba mu nekkee ci bopp nguur ba kii di Benjamin Netanyahu ñu ngi koy topp ci ay enquêtes yoo xam ne moom it dañoo njot ni dafa daal di laale ci ab corruption maanaam guerre fu mu toll nii sax moom nee na loolu yëngalu ko benn yoon lu ko gën a soxal mooy élection yi mu dëppmal ci atum 2019 te njot na ni buñ ca daal di sooboo moom dina daal di am ndam bu rëy looloo tax enquêtes yi nga xam ne moom la ñu daal di teg ci ndoddam nee na soxlu ko benn yoon nekkul guleet ñu daal di ko tuumaal li ci li ni mel waaye Benjamin Netanyahu dafa mel ni bii yoon moom war na ko gën a tiital ndaxte ñi ngi daal di dem ci ay élection yoo xamante ne bu mooy tuulee guerre bi ñu koy tuumaal mën naa tax mu daal di ko ñàkk. jaajëf soxna Khady Sylla ñu ngi lay sant di la gërëm di ko yéen kon ci wàllu tàggat yaram waxi tamit ci ndaje mi nga xam ne ni maître Augustin Senghor muy njiital fédération sénégalaise bu football doon na ko amal ni ki démb doon wax tolluwaayu waajtaay yi sunu gaynde yi mu ñeel coupe du monde bi nga xam ne ni war nañ koy jouer ci weeru juin bi fële ci Russie xam leen daal daañuy jël lu ci toll juróom-ñaari milliards ci suñu koppar jàppale ko sunu gaynde yi ñu jàpp ne kon lu ci toll ak juróomi match amicaux daañu ko amal rek ngir mën a waajal kon sunu gaynde yi ci coupe du monde boobee ñu déglu ko moom Augustin Senghor ci micro soxna Nafi Amar Fall. li jëm ci match tàggat yi dinañu joué ñaari match weeri mars benn bi mu nekk fële ca Maroc contre Ouzbékistan muy équipe boo xam ne mu ngi bàyyeekoo boori Asie ak Russie yoo xam ne dañuy ñëw joué foofu ak ñun bu ñu fa jógee ñu joué ak Bosnie-Herzégovine équipe bu baax la am na ay joueurs yoo xam ne ràññee nañ leen ci àddina si yëpp boo xam ne xaw nañ jege yaatoo ak Pologne bu ñu jógee ci loolu tamit dëkk bi nga xam ne au mois de mai le 31 mai moom la ñu njëkk a joué ci phase finale préparation bi mooy Luxembourg entraîneur bi ne woon bëggoon na leen joué parce que sorewuñu suñu dallukaay fële ca France muy Vittel donc foofu la ñuy def ñaareelu xaaju préparation bi balaa ñuy dem Russie donc dinañ ko joué donc match boobu contre Luxembourg le 31 mai foofu ca Luxembourg le 8 juin bu neexee yàlla dinañ joué ak Croatie seen dëkk muy Zagreb donc lii des nag mooy le 12 juin coach entraîneur bi wax nañu ne bëgg na fa joué adversaire boo xam ne day jegeyaatoo ci wàllum melokaan ci Japon wala maanaam Colombie nga xam ne ñoo bokkatul tamit parce que dina baax xëj na mu am tuuti jongante ak équipe yu jege ci wàllu style ak dëkk yooyu. parce que jéemoon nañu taxawal benn jongante xaritoo fii ci Dakar datu 23 mars mais li ñu jànkonteel comme jafe-jafe mooy que dëkk ñi bëggoon jouer mu nekkoon dëkk yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo Amérique du Sud li ñu doon laaj ci koppar dafa rëy ba nga xam ne fi ñu toll nii suñu fédération antanu ko état bi tam mënuñ ko laaj loo xam ne dafa jaaduwul. mu wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci maître Augustin Senghor lu jëm sax li tax Sénégal du mën a jouer ab match amical fii ci Dakar ngir mën a tàggatoo ko ak public bi fi nekk moom maître Augustin Senghor yéen yàbbi si nee na daal ñàkk moyen moo tax daal mënuñoo organiser ab match fii ci Ndakaaru loolu kon mu ngi koy fësal ba tey ci ndaje moomee nga xam doon na ko seq démb ak way tas ko di xibaar yi ñu déglu ko. ci wàllu budget lim bi mu ngi toll ci koppar ci 3 milliards 7 milliards autant pour moi ngeen jégal ma 7 milliards 182 millions de francs CFA moom la nga xam ne mën nañu jagleel équipe bi ci waajtaay ak participation ba bu ñu dem ci cappaandaw ga maanaam ci mujjantal ga muy lan muy final bi le 15 juillet donc defe naa loolu la ñu prévoir loolu nag li nga xam ne mooy prime de qualification yi bokk ci donc loolu da si ñëw yokku bu ñu ko si yokkee dina jëm ba 8 milliards donc ngeen xamee ko noonu mais yokk rek ne am na yenn tamit mbir yoo xam ne wax nañ ko fi mu jëm ci wàllu
ticket yi pour dugg stade parce que loolu tam lu xaw a compliqué la foofu ci coupe du monde bii ñu jëm billets yi déjà wax nañu prix yi xaw na nag takku mais tamit coupe du monde moo mel noonu léegi waaye li ci gën a am solo tamit mooy dañ ci yokk léegi beneen këyit boo xam ne ku ko amul doo dugg ci stade ñu koy ooyee fan ID maanaam mun nekk rek këyit bi nga xam ne moo lay may nga mel ni carte nga am sa carte d'identité supporter soo nee Sénégal laa bokk da ngay am këyit boo xam ne dañ la koy jagleel muy wane ne yow supporter nga da nga ñëw seetaani sa équipe muy Sénégal këyit boobu nag dina la may boo ko amee doo sax amaana soxla visa pour dugg ci dëkk bi waaye tamit lu mu lay xañ mooy ne boo amul këyit boobu même boo amee ticket bu gën a cher wala nga am accréditation journaliste wala nga am badge boo ñëwee ci stade bi kenn du la dugal parce que dafa am wàllu kaaraange boo xam ne Russie daf ko jël pour que coupe du monde bi nekk coupe du monde bi gën a sécuriser ci cosaanu coupe du monde yi. kon mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci maître Augustin Senghor ñu wax tamit ci jongante bi nga xam ne ñëpp a ngi koy xaar ci ngooru tey jëlee mu war a dox ci diggante Real ak Paris Saint-Germain loolu nag mu ngi soxal ci 8e de finale aller yi mu soxal Ligue des champions fii nag ci Ndakaaru ci Grand Place yi ci Marseille ba ci sax ci woto bus yi foofu ci lañ moom la ñuy waxtaanee bu ñuy jàppee ne Real mooy gagné ñii moom dañ jàpp ne Paris Saint-Germain daal moom mooy gàddu ndam li ñenn ci askan wi am nañ ci ay kàddu yu ñu ci rotal ñu teewlu leen. Real Madrid. tout à l'heure am nga yaakaar ni dina gagné. waaw on a confiance. Real bi nga xamoon ak Real bi ça fait deux. parce que instant bi nii seen joueurs yi moment bi ñu toll nii bu ñu demee ba deuxième mi-temps dañuy bàyyi. xam nga ne waaye Real tamit benn instant bu ñu paree éliminer ñun ba. PSG. pare war nañoo mën a éliminer yow Real gis nga équipe bi mu yor. am nañ ay tolof mais loolu du ci dara équipe bu mag lan yore dañuy yéegal bolok d'équipe bi dañ ko yéegal ci kaw dal ci seen kaw. am nañ joueurs yu ko war a mën a gagné dañ koy gagné te jamono ji ñu toll nii Real daa nekk ci crise. ñun buñ newul sax pare duñ gañ. Paris dañ dem morom. non 4 laa bëgg nga góor yu bari sax. Paris li ko tax a jënd Neymar Mbappé investissement bu ñu def c'est parce que bëgg na rek un grand européen daa boo ñu fàttale ko bi ko kii dooree Barça dooree nekk na lu metti Paris léegi jóge nañ fa dem jënd Neymar c'est parce que bu ñu dajee nangoo dem investir 222 millions d'euros pour jënd Neymar c'est parce que Paris benn objectif la am remporter Ligue des champions dara daje quart de 8e de finale ak le double champion kii di Real Madrid dina nekk match bu metti mais si double confrontation bu ñu si jógee forcément kenn dina daanu Paris lay doon wala Real Madrid si comme si mun si nekk catastrophe lay doon parce que Paris investissement bu mu jot a def xalaatul toog 8e de finale xalaatul toog quart de finale xalaatul toog demi finale dem jëli ndam li moo nekk ci xelam Real Madrid fu mu nekk nekkatul circuit coupe Ligue des champions Liga mënu ko conserver parce que presque Barça jël na ko jóge nañ fa coupe du roi nekk na hors circuit maanaam éliminé nañ ko benn trophée la ma perspective moom la mën a jël muy Ligue des champions naka la koy jël ak situation bi muy traversé dina doon lu metti ci kanam Paris bi nga xam ne nekk na équipe boo xam ne nekk na la meilleure équipe attaque européenne Mbappé Cavani Neymar c'est du très puissant. mu nga kon match boobu lee bu 19h45 jotee lay doon mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéene kay yi. pënd mi wureegul ci traque des biens mal acquis yi yéene kaay gii di Walf Fadjri ne Amadou Ba mi jëwriñ ji ñu dénk wàllu finance ci nguur gi sulli waat na coow li de gannaaw ba mu waxee démb ci kanamu député yi ne leen traque des biens mal acquis yi muy alal ju lewul jooje ñuy wax bokkul ci yaxu yamar kii ju budget Sénégal kenn ku nekk nag mën naa jóg joxe ay chiffres yu ko neex ne nangam ci xaalis jot nañ koy jëlee ci traque des biens mal acquis yi waaye ndax xaalis boobee ñuy wax xobet la wala ay appartement la yu ñu teg loxo te bu dee ay kër la wala ay appartement moom jëwriñ ji mi ngi xamle ne ni comptabilité bi tëggoo léegi loolu mënuñu ko boole ci xaalis bi ñu jàpp ne nguur gi amee na ko muy nag ay kàddu yoo xam ne ni mu ngi ko fësal démb ci kanamu député yi yéene kaay gii di Les Échos ne jikook borom pax ak assemblée bu bees bi dañoo yaakaaroon ne la woonoon dafay wonni ñu bari ci askan wi dañoo yaakaaroon ne assemblée bi dina wute lool ak assemblée yi fi newoon waaye ndekete yoo mburu foofu ko farine li ñu gis démb député yi def ko wone na ne ñi ñoo gën a yées ñi fi nekkoon tojante bopp rek la ñuy deful waaye lépp luy wax ju ñaaw waxante nañu ko démb ndax ab poste député CEDEAO kese député Cheikh Bara Dolly moo ubbi yëf yi
gannaaw bu mu gisee ne gaañ ñi dañu kaa bëgg a àtte ñàkkal ci poste député CEDEAO bi nga xam ne nii maître Abdoulaye Wade mi seen kilifa ci PDS moom la tànn ngir mu doon ko waaye Moustapha Niasse dafa sàkku ci maître Madické Niang ak ñi mu àndal ñu jox ko jigéen muy lu metti lool Cheikh Mbacké Bara Dolly tax mu jóg jàkkaarloog Moustapha Niasse ne ko ku dëng nga waaye bés dina ñëw yow ak ñi ànd ak Macky Sall yépp daañ leen fay seen bor muy kàddu yu metti loolu député yi faree ci coalition Benno Bokk Yaakaar tax lañu ko fa yàqul démb dañu kaa fàtte waaye bu mu jëlee kàddu Moustapha Niasse dafa sàkku ci ñoom ñu dal te ñu xam ne borom dëj bi moom mën naa jooyal boppam dëjëm nañu xam ne ku mën a xeex la waaye ak lu mu ko mën-mën du ko defee fii bon bu leen neexee yuuxu wala ngeen daanu ay gàngiri loolu yëngalu ma yàlla moo def ma jiite péncum ndawi réew mi bon fileeg maa ngi fi du ma def lu dul tënku ci li sart yi tënk péncum ndawi réew mi wax ku xam ñu xamal la ku xamade ñu bàyyi la ci sa ñàkk a xam biral Moustapha Niasse waaye nag kenn du Mbaye Ndiaye yéene kaay gii di Zoom Info ne kàddu yi mu yëkkati keroog ca Yoff ci kanamu Abdoulaye Diouf Sarr daal di wax ne ne Khalifa Sall li ñu koy toppee du lenn lu dul politique tey jii bu nangu woon ànd ak njiite réew mi Macky Sall bon li ko dal nii du ko dal ci kàddu yooyee la woo ko Khalifa Sall yi fas yéene sukkandiku ngir woon juge Malick la moon ne ko li ñuy toppee seen client bi du lenn lu dul politique vidéo ba la ñu jël wane ko ci salle ba muy jëf ju metti lool Mbaye Ndiaye ba tax mu yëkkee ay kàddoom daal di saako ci bâtonnier de l'ordre des avocats mu yemale maître François Sarr mi kat ndax du bàyyi kenn nag di gàkkal deram te mi ngi saako ci maître François Sarr mu jéggulu ci njabootam jéggulu ci bépp doomu aadama boo xam ne ni jàmm rek moo la tax a jóg yéene kaay gii di la tribune ne kàdduy Mbaye Ndiaye yi moo nar a muccal Khalifa Sall ci caisse d'avance bi ñu koy toppee suite yéene kaay ne du Mbaye Ndiaye kese waaye ci biir audience bi génne nañu fa beneen vidéo boo xam ne ni Pape Diop mi meeru Dakar bu wër ma nga cay wax ne du moom du Khalifa Sall ñoom ñoo fi sos caisse d'avance fii la ñu ko fekk xaalis la boo xam ne dañu koy jox Moussa le maire ngir mu ciy jàppale askan wi muy kàddu yoo xam ne ni buñ sukkandiko ci naata ngooy yi deful lu dul gën a dooleel Khalifa Sall mi yàggoon a wax ne benn milliard ak genn wàll bi ñu koy toppee du caisse d'avance waaye ay fonds politique la fukkee milliards ak juróom benn ci suñu koppar moom la école privée yi toppee nguurug Sénégal muy xaalis boo xam ne ni buñ sukkandiko ci yéene kaay gi di Dakar Times coow am na ci de ndax Mary Teuw Niane mi jëwru ji ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi ak ñi mu àndal nanguwuñu ne bor bi ñu amel école privée yi toll na ci fukki milliards ak juróom benn moo tax ñu jël dogal ni dañuy taxawal ab commission boo xam li ko tax a jóg moo di saytu xaalis boobee yéene kaay gii di source aane saytu googee ak doon neex ñu tàmbale ko ci ministère bi ñu ko dénk moom Mary Teuw Niane sunu naatangooy ne boo demee ci ministère bi ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi lañ fay waxtaane du bor bi nguur gi amel institut privé yi de waaye jarbaatam bi mu jël teg ko ci boppi direction muy banxaas bi toppatoo wàllu maintenance tabax ak yu ni mel muy banxaas boo xam ne ni bu sukkandikoo ci liggéeykat ya fa ne la fay dugg ci xaalis kenn xamul nu mu toll yéene kaay gii di Le Quotidien ne ci jamono jooju Idrissa Seck moom ma ngay amal ab ndaje ngir natt toll waaye tournée yi muy amal ci biir réew mi fa la yëkkatee ay kàddu daal di sàkku ci opposition bi ngir ñu def seen kéemtulaayu kàttan ba bañ a daanu ci dëgg sërëq bi leen njiite réew mi Macky Sall lalal la muy fexe yépp moo di opposition bi déggoo ci benn candidat te loolu yi doon li gën ci ñoom nañu def ni 2012 képp ku wóolu sa bopp yaakaar ne boo demee ci élection yi daa ci mën a am dara demal bu ñu demee ba njure fi rot mbër mi jiitu si ñoom ñu wëlbatiku jàppale ko ndax dugg na ci réew mi giseek askan wi te la ñu ko wax biir na ko ne bu ñu ko jëfee ci élection yi Macky Sall du jàll sax deuxième tour bu dee njiital réew mi Macky Sall yéene kaay gi di laas na def profité ci ab jotaay wu yaatu wu ñu woote woon démb jagleel ko jigéen yëngatu ci wàllu napp mi ngir daal ci opposition bi xamal mbooloo mi ne leen ñii di wax ni jaaxaluñu ko yéene kaay gi di l'Observateur ne donte la élection yi benn at moo ci des waaye combat bi tàmbali na ci diggante Macky ak Idi ngir tontu Idrissa Seck ak parti politique wàccoon ci mbedd mi naan dañuy manifester njiital réew mi Macky Sall mi ngi leen di xamal ne jiitu na leen sànni karawaas gisul leen mbaaw xanaa ñu dem àllu kañ Idrissa Seck ñëw feelu ko ne ko li ko àll bi wax bu ñu ko jëfee ci bésu élection yi bon Macky Sall du jàll deuxième tour yéene kaay gi di lankeen élection yi lu muy gën di jege candidat yi di gën a feeñ waaye tey ji opposition bi kenn mënu koy tudd te tudduloo ci Ousmane Sonko ak Idrissa Seck sunu naatango ne kenn mënu leen a méngale naam waaye Ousmane Sonko bu dee bëgg naa am dara ci élection présidentielle yi di ñëw faw mu am ci benn parti bu taxaw bu mu wéeru Jibi Jaaxate di ab sociologue ne muy Idi di Ousmane dafa am lu bees lu ñu indi ci façon bi ñuy amalee politique ci réew mi moo tax njuumte gu mag la bu déggee Macky Sall ak ñi mu àndal di wax ni opposition bi tekkeetuñu dara ci réew mi yéene kaay gii di las na bu amee parti bu tekkeetul dara kay moo di parti socialiste sunu naatangooy ne neexul ba neexul waaye parti bi bés bu yàlla sàkk dafay gën di nax saay Ousmane Tanor Dieng mu wax ko waxu ko wét na ndax ñëpp ñi àndoon ak moom doon ko dooleel wan nañ ko ginnaaw ndax lomu ngoy ci njiital réew mi Macky Sall lànk ni du ko bàyyi ci jamono jooju yéene kaay gi di la Soleil mi ngi xamal ne liggéey bi njiital réew mi Macky Sall santaane woon mu jëmoon ci kayitu wotaakoon yi liggéey bi sotti na bu ñu sukkandikoo ci ñeenti tubaab yooyu ñu jëlee woon ci bitim réew ñoom nee nañu fichier bi càmbar nañ ko càmbaraat ko waaye la ñu ci gis ci gàkk-gàkk taxu koy demee noonu loolu lu muy tekk mooy bu doon na téeméer la juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yi baax na bon amatul lenn lu ñu mën a sikk sàkk ci fichier électoral bile sikki sàkk am ci hôpital bu bees bi njiital réew Macky Sall bëgg a jëmal fële ci diwaanu Touba yéene kaay gi di Direct Info ne buñ sukkandikoo ci Serigne Bassirou Mbacké ibnu Serigne Atta nguur gi bu yeboo ñu def ndànk ci bile projet ndax dafa am ab mafia bu taxaw boo xam ne ni li ko tax a jóg du lenn lu dul nax njiital réew mi Macky Sall fexe ba
ba ne fufu lekk ñeent fukki milliards yi mu fa bëgg a def yéene kaay gii di Vox Populi ne bu dee lu soxal coupe du monde bi nguur gi xaalis biñ ci nar a dugal jàppale ko suñu gaynde yi mi ngi toll ci juróom-ñaari milliards njiital fédération sénégalaise bu football maître Augustin Senghor moo ko xamle ci ab ndaje mu doon séq démb ak taskatu xibaar yi Walf Fadjri yéene kaay ne ci ndaje mi sax ci la profité daal di saako ci askan wi ngir ñu teer juunoo gi nañu booloo joxante loxo loolu bu ñu ko defee gëm na ni xale yi daañu def jaloore ci mondial bi mondial boobee ne kenn mënu koy waxte sa xel du dem ci ñoom Neymar ñoom Ronaldo ak ñoom seen yéene kaay gii di record na ñoom ñaar ñi tey ji la ñuy wane lu ñu mëne rawatina Neymar mi nar a fekk ji Ronaldo ci terrain am yéene kaay gii di Stades ne Real Madrid Paris Saint-Germain bu 19h45 jotee lay doon mu soxal huitième de finale Ligue des champions yi beneen jongante bu ñëpp di xaar moo di jongante gi war a dox ci diggante Ama Baldé ak Papa Sow yéene kaay gii du sunu lamb ne open press bi doomu Falaye Baldé bi waroon a amal démb dafa mujjee soppali ko doon ab pëccoxu amul benn alkaati bu fa nekkoon ngir wattu kaaraange nit ñi sunu naattango ne la ñu gis démb ca Pikine doy na waar waaye Ama Baldé nee na mi ngi jéggulu ñëpp te ñu xam ne bëggeewu ko woon noonu kantaan ak li soxal digganteem ak Papa Sow Ama Baldé nee na nu mu gën a yombee ci moom ba daan Papa Sow rek la koy defee mi ngi dalal nag ay supporteram ngir ñu xam ne ne techniquement ak dooleement pare na fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février wi lay xaar ngir woon Papa Sow nekko sëll bu ndaw tey jii doon na yëkk bon mbokki lii moo nekkoon li fruusé woon ci wàllu xibaar di sant di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Gueye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba bon mbokk yi yéen doog jàmm